formation bi nga xam ni moom la ñuy terminer léegi ñi ngi ko commencé woon depuis démb mu nekk formation 2 jours ñu doon former ay jigéenu Cheikh Camara jigéen ñoo xam ne ñi ngi dëkk sud ci commune de Saint-Louis. Donc formation bi dafa nekkoon dañuy wax production d'eau de javel ñu commencé que depuis démb eggale que tey formation bi solo moom mooy perspective Saint-Louis 2024 dafay accompagner mouvement 3A ESD bu Cheikh Camara pour autonomiser femmes yi nga xam ni ñoom ñoo nekk sud pour que ñu mën a liggéey seen koom-koom ndax seetlu nañu que jigéen moom mooy yaay jigéen moom mooy ndey di seex jigéen moom mooy yore kër yi donc boo formé jigéen formé nga quartier yi formé nga communes yi formé nga àddina formation eau de javel bi dafa nekk ci série de formation yoo xam ni perspective Saint-Louis 2024 commencé nekk depuis 3 ans ci commune de Saint-Louis à travers les femmes ndax eau de javel gis nañu looy liggéey ci kër boo yeewoo suba ba ngoon ci eau de javel ngay jëfandikoo eau de javel boobu am na importance bu nga xam ni boo xoolee ñu bare butigu naar yi dañ koy jënd presque chaque 2 jours wala chaque 3 jours donc bu ñu defee ba jigéen mën na former boppam ci production eau de javel ci quartier donc dootuñu demati di jënd fenn eau de javel loolu lu am solo la te dana tax li ñuy wax développement endogène li ñuy wax développement boo xam ni c'est à l'échelle de quartier buñ ko tasaaroo ci Ndar daanu tax Saint-Louis dafay développer ndax eau de javel boo ko xamee comme ni ma koy xawoon sànq dafay participer ci nettoyage yu kër dafay participer ci fóot yi dafay participer ci action yi nga xam ni jigéen ñi chaque fois moom la ñuy def donc loolu moom mooy importance su production eau de javel bi nga xam ni moom la ñu commencé woon depuis démb commencement bi peut-être que ñi nga xam ni ñoom la ñuy former dañuy am jeexi jaaxa mais bu ñu demee comme léegi xool bouteilles yi daanu xam ni comme yeneen marques yi eau de javel yi nga xam ni moom la ñuy defar ci dëkk bi ci Sénégal ñoom mën nañ ko defar loolu moom mooy solo formation bi nga xam ni lépp lu ñuy defar di ko jaay ci boutique naar yi di ko jaay ci supermarché yi sunu jigéen ñi sunu yaay yi sunu rakk yi buñ ci góorgóorloo loolu dana tax koom-koom yi ci quartier yi dana yokku loolu moom moo tax perspective Saint-Louis 2024 lëkkaloo ak mouvement Cheikh Camara doon former jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk sud pour les rendre autonomes pour nga xam ni dootuñu jéggaani fenn li nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo. Formé nañu 10 femmes ñoo xam ni ñoom ñoo jóge au sud bon ci 10 femmes yi indi nañu matériel boo xoolee matériel bi matériel de formation bi nga xam ni moom mooy bassine yi moom mooy tame yi moom mooy produit yi nga xam ni moom la ñu defaree eau de javel mooy bouteilles yi moom mooy autocollant yi nga xam ni moom mooy firndeel nii ñii ñoom ñoo ko def d'ailleurs sax xam naa ni si ay yeneen lëkkaloo daan leen jox diplôme parce que loolu mës na fi am 2 fois ñu joxe ñi nga xam ni formé na leen une trentaine de GIE ñu jox leen ay diplôme parce que diplôme bi tamit dafay wane ni que yow am nga compétence am nga aptitude yi nga xam ni mën nga ko defar démb ci commencement wu formation bi waxoon na ni que y a pas de sous-métier comme monsieur Lo ni mu ko waxee woon que nit dafa war a yëngatu si loo gis rek àddina bi offrir que pour que comme ni ñuy wax autonomiser les femmes c'est développer les sociétés. waa tey nag jataay bi li ko indi rek mooy dañu am suñu frère boo xam ne dafa dëkk ak ñun ñu koy wax Cheikhou Camara mu jiite 3A ESD
am ay jigéenam ci quartier bi nag mu ni leen pourquoi pas comme ñëpp a ngi formé moom aussi mu formé ay sœuram au niveau du quartier sud. Ensuite mu lawal ko ci ñeneen bon pour le moment quartier sud la formation bi nag ñun dañ ci am mbégte ñun jigéenu waa Sindone parce que dañ ñu jàngal nu ñuy defaree eau de javel te olof dafa ni bala kenn di laax jaay nga laax lekk parce que lii tey bu ëllëgee ñun ñoo ciy jéeñu déjà wan nañu xam nañu tey kuy defar eau de javel matériel bi nga war a jënd xam nañu nan lañ koy defaree xam nañu aussi nan la ñuy mën a am def ba am produit fini bi mettre ko en bouteille donc ñun loolu dañu ciy gërëm Cheikhou Camara vraiment di ko ci sant ñun ñëpp nag ñun jigéenu quartier waa Sindone. waaw formation bi ma daanaka mën nañ ni ñun bi ñu ñëwagul mu foogoon nañ ni metti na mais bi ñu ñëwee ba egsi macha allah yàlla boole nañoo formateur ak formatrice yoo xam ni boo leen toppee rek doo ci am dara loo xam ni dana metti ci yow. ndax wan nañu matériel bi xam nañu niñ koy defaree et puis dal nañu aussi wan nañu ko de façon assidue parce que liggéey tam boo koy jàng du rek da ngay ñëw ñu wan la nga fla dem mais dañ koy wan ak les normes qu'il faut parce que tam liggéey dafa ànd ak norme loo ci def naka sudul noonu dañ lay delloo ni la du nii la donc vraiment ñu dund ko ak mbégte ak kontaante mu leer macha allah. tey kenn ku nekk ci ñun ku ci dem sa kër mën nga ko defar wala bu ñu ñibbee Sindone mën nañu defaral suñu bopp maanaam wan nañ ñu yoon waaw te olof dafa ni nit ki boo koy may jën bés bu nekk da nga koy jàngal ni muy nappee waaw ñun nag ñuy gërëm bu baax Cheikhou di ko sant par l'intermédiaire yu formateurs yi ak formatrices yi tey defe naa ne ñun kenn dootu ñu may jën ndax xam nañu ni ñuy nappe. sama moroomu jigéen ñi ci des nag ñoom ñëpp ma leen di invité à ce que ñu jéem a wut lu ñu def. parce que jamono metti na jamono toll na foo xam ni kenn ku nekk war nga am ci loo jàpp ndax métier y a pas de sous-métier nit ku nekk war nga mën a am ci loo xam ni moom ngay jëfandikoo ba tax na maa ngi woo sa moroomu jigéen ñëpp lii ku ko jàng mën ko amoo loo ciy réccu ndax xam-xam bi rek la ñuy def ci yow te yow boo xasee xam yow yaay yenu yow yaay yóbbu boo yóbbu sa quartier tedd ci sa waa kër quartier tedd si nga jàngal ko ñeneen ainsi de suite mu nekk chaîne. te actuellement dañu ni autonomisation de la femme nag fii rek la mën a jaare nga jàng am xam-xam wut ci loo jàpp bañ a dépendre ci kenn. di sant yàlla julli si yonent bi sant waajur yi di wax ne rek sentiment de satisfaction noonu am tey ndaxte li gën a am solo si àdduna moo di ne dañuy wax ni jigéen dafa bokk ci li nga xamante ni. mooy impulser développement wu dëkk parce que sans jigéen mën na am ñun ñi sax tey duñ fi nekk taxaw di wax kon jàpp naa ni ñoom seen nekkin nekk na lu ñu war a bàyyi xel nekk na lu ñu war a toppatoo ba tax na activité bi ñu def tey jii nii dafa nekk activité boo xamante ni dafa bokk ci programme association bi parce que association bi dafa am programme boo xamante ni moom lay tëral chaque année donc activité bi nekk une partie donc du programme. li tax programme bi am solo nag tey ak waa Sindone mais may rappelé nag du waa Sindone rek xëy na Sindone premier groupe bi moo jàll normalement am na deuxième groupe war a jàll semaine prochaine et à la fin de ce mois donc sur programmation donc de d'égal donc dina am waa Nord di leen jàll def seen formation kon ma jàpp ni c'est pour l'ensemble des femmes mën naa ne même de l'île waaye ñun côté bi ñu nekk dañ fa def suñu waar ndax ñii ñuy formé tey ñoom ñu ngi jox seen waar ci faneen di wax ni autonomisation des femmes dafa am solo dafa bokk ci li sous-tendre donc la croissance parce que bu ñuy wax croissance di ko dégg rek dafa am loo xamante ni ñoo ko mën a lal moo di emploi ak financement des activités waaye nag jigéen ñi tey jii nii mënoo leen financer activité wala mënoo leen jàppale ci dara te jàngaloo leen ba ñu xam li nga xamante ni ñoom li ñu namm def wala li ñu war a yëngatu lu mu doon kon tey weekend bi bokk na weekend boo xamante ni daf leen di renforcer en capacité donc pour ñu mën a opérationnel pour que ñu mën a demal seen bopp dama ci sant rek les femmes yi nga xamante ni ñoom nangu ñëw de formation bi parce que aussi tamit du ñëpp koy nangu mais aussi sant ñi nga xamante ni ñoo leen doon formé ki la représentante donc des formés wax na ko di sant waa Perspective 2024 à travers ce mouvement seen président monsieur Mbaye mais aussi di remercier ñi nga xamante ne moom nañu ma boole loon mu di Dégane Ndiaye ak ñoom Chérif ñi nga xamante ne vraiment
ñoo ànd ak Bekay Lo coordonné que les mains de fer ba li agsi fii man peut-être am na idée de projet bi ak lépp mais def naa ñoom ñoo liggéey lépp ñoom aussi je pense que li ñu def tey ñu ngi contribuer à leur façon à l'autonomisation des femmes mais aussi contribuer à renforcer les femmes pour que Sénégal Ndar am ay jigéen ñoo xamante ne daal mën demal seen bopp ba contribuer donc au développement